amiin ya rabbal alamin yal na yàlla jottale leen yoonu ñaan gi ñun day dañuy wax waaw du pour bëgg a wax rek ndax en ce moment baat bi dafa dee ndax coono bi waaye amatuñu kàddu ñuy wax ndax ku si toog ak sa kilifa yaakaar naa sa kàddu jeex na tey gii buñ na ci élevage président Renades monsieur Abou Kane mooy suñu kilifa ñun ñëpp kon bu toogee amatuñu kàddu waaye fii ci dëkk bi bu naa ñuy tàmbali dañuy gërëm di ñaanal ñi xamante ne ñoo ŋànk dëkk bi dañ ciy commencé imam Tafsir Youssou Ndoye di ko ñaanal yal na yàlla yokk wéram waaye teg ci jaraaf maam Babou di ko ñaan yan bi yal na oyof ak jàmm waaye monsieur le maire Amadou Gaye Atti moom it ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg ci Ngor yal na ko yàlla yombalal waaye aussi di gërëm ñi xamante ne tey gi ñu ay autorité ci dëkk bi su ma tuddee monsieur Magaye Ndiaye représentant Yewwi Askan Wi mu tudd monsieur Antou Gaye Samb moom nga xamante mooy représentant Sénégal 2035 wax dëgg yàlla seen xam-xam seen xalaat seen doole andi nañ ko pour participer li xamante ne mooy événement week-end de l'élevage nga xamante ne moom lañ bëgg a defar waaye man ni ma ko waxee kàddu gi du bari kàddu yu ngërëm kase la lu tax man ne kàddu yu ngërëm la su ma commencé tey gii si ki nga xamante ne ñii xamante ne ñoo bokk ak ñun mbir mi muy les présidents des deux associations au président Babacar Thiaw président des regroupements des éleveurs de Yoff et environnement monsieur Pape Boubacar Diallo président ADO association des éleveurs de Ouakam tey gii mbir mi ñun waa Ngor liggéey ñu ko ku gis emplacement bi xamante ne moo fi am ci liggéey bi wax dëgg yàlla seen xam-xam ak seen xalaat ak seen doole moo yeggali mbir mi ndax ñoom ñoo ñëw taxawee mbir mi duñu wax def leen ni tegee leen fii tege leen fii ba li yàlla def mu sotti ak jàmm salaam waaye duñu jàll te ñoo xamante ne tey gii ñu ngi dëkk fii ci Ngor ku su mel ni tey Serigne Matar Samb mi nga xamante ne tey gii wax dëgg yàlla taxaw nañu bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne mooy événement bi pour mu réussir waaye aussi duñu fàtte suñu ñaar ñoo xamante ne ay exposants lañ waaye taxawu nañ taxawaay bu am solo kenn ki mu ngi nii sama ginnaaw muy PDG bergerie Almadiyo muy Souleymane Mbeng dëkk sa Yoff ñu ngi koy gërëm bu baax waaye buñ gërëmee Souleymane dafa am ku tax benn membre bu baax su ñun ku dëkk Ngor jaar yàlla def yaay mu ngi dëkk Ngor moom mu dëkk Wakaam muy mon grand Momar Thiandoum ñu ngi lay remercier bu baax a baax sa taxawaay si li nga xamante ne taxaw nga ko ba événement bi réussir si nii waaye aussi duñu fàtte ki nga xamante ne mooy Alsane Samb naa wax dëgg yàlla lépp loo fi gis tey gi ci bâche moom bâche yu mag yi naa moom moo dem jëli ko ànd ñu ko na ngeen fexe seen événement bi réussir waaye aussi duñu fàtte waa groupe bâche tey gii ñu ngi leen gën a xam si diine waaye tey gii biñ leen ooyee soxla ne wax leen suñu mébét na ne ñun day amuñu moyen waaye bëgg nañ lu ñu wax ñu ne ñu garaawle and loolu leen ñu jox baax na andi leen rek ñun ñu def affaire bi mu réussir si jàmm ak salaam waaye tey du ñu romb tamit te gërëmuñu ki nga xamante tey mooy dijje bi li ngeen gis matériel mu andi fi yëpp fayekoonu nee na Ngor laa bokk te lépp lu waa Ngor di def man dama si war a dama siy participer noonu la ko defee dañ kontaan si moom trop waaye aussi duñ dem di bàyyi ñi nga xamante ne mooy télé yi ngeen fii gis waa Ngor Plus ak waa Ngor TV ak waa Wakam TV waaye yow sax bëggoon na ñëw waaye ni ngeen ko gisee loolu dafa am gàllankoor bu ndaw moo leen téye mais ñëpp ñëw nañ taxaw ci bés bi wax dëgg yàlla taaral ko nu mu gën a taare waaye aussi duñu fàtte ki nga xamante ne tey gi bu ay xale yoo xamante ne ñu ngi dëkk ba Ngor ba Wakam taxaw ñu tëddee seen bopp waa mafia bi ñu taxaw ñu nañu yéen liggéey bi santew ñu leen dara ñun wax leen ñu nan la naka la lépp loo xamante ne ñoo yékki fii yëpp ñoom ñoo ko nettoyé ñoo yékki lépp ñu ngi leen di remercier bu baax di leen ñaanal fi ngeen bëgg yegg yal na leen fa yàlla yeggale
si nii may mujjee ndëkk boo ngeen gisee tey gi parrain bi ma mu jël ko ak suñu invité d'honneur ndax lu tax ma mu jël parrain bi ak invité d'honneur bi parrain bi en personne en tant que moom monsieur Amadou Gueye sans compter qu'il soit le maire am na loo xamante ne taxawoon na ko nit ñi avant muy nekk maire mu nekk maire aussi taxawaat ko si nit ñi ñu koy ñaanalit lépp lu mu mbébét yal na yàlla yombalal ko lépp loolu rek ñu koy ñaanal beneen bi si des muy am ñaar ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun suñu sakk leen ñu yëg si fii loolu ma koy wax waa Ngor gi yëpp dañ leen ko ñaanal kii di Amadou kii di monsieur Abou Kane ak maam Alsane Diène nga xamante ne tey gi ñoom ñaar kenn mënu leen a ràññaale boo xoolee seeni âge am nañ différence mais tey gi liggéey nañ si élevage loo xamante ne tey gi képp koo xamante ne bëgg nga xar da nga leen di tiitaroo di leen wax ne ñun waa Ngor ñu ngi leen di tiitaroo di leen xamal ne monsieur Abou Kane ak monsieur Rane Diène lépp lu ngeen fi gis ñu nekk si ay barrières ak bâche yu ndaw yi nekk si biir ak lépp nga fi gis rek moom moo ko yëkki taxawuñu si taxawaay bu am solo ñu koy remercier bu baax a baax a baax ndax dañu jot bu ñuy commencé remercier Abou Kane mënuñu fàtte Rane Diène ñu bari xamuñu ko Rane Diène amaana am na ñuy tuddee grand Rane moom la gars yi gën a xam grand Rane nag monsieur Abou Kane kon li mu ko wax dëgg yàlla li xamante ne mu ngi koy defal waa Wakaam ñun waa Ngor gis nañu suñu bopp ndax ñun Ngor la ñuy càmmee Wakaam la ñuy càmmee ndax chaque week-end bu ñu ko temps bi mayee ñu ngi biir Wakaam te gis nañ lépp loo xamante ne tey jii defal na ko waa Wakaam ndax Abou Kane ak Rane benn mbaar la peut-être nag ku si nekk dafa bëgg a jege ay xar mais mën nañ jàpp ne benn mbaar la lii nekk kër Abou Kane moo nekk kër Rane te lii nekk kër Rane boo xoolee tey jii ñii di xamante ne dañuy jàng élevage moom la ñuy foowee boo génnee hors de Wakaam ñooñu buñ ko jàppee dañ koy jox mu nekk sax ndax dañ koy jàppe bu baax kon ça veut dire que Rane Diène jël na élevage yaatal ko boo xamante ne waa gox bi yëpp ñu ngi ci jot waa Wakaam niñ ko jotee waa Ngor ñu ngi koy jot waa Yoff aussi ñu ngi koy jot di leen xamal tey gii Abou Kane li mu liggéey si élevage moo Rane ñuy ñaan képp koo xamante ne dugg nga si berger yi nga xool si affiche yi ku si gisul affiche laajteel xar bu fi xamante ne yaa ngi fi sa maam wala kii jur sa maam wala kii jur sa papa kër Abou Kane mii la juddoo lépp moom moo ko liggéey si élevage Sénégal te am kàddu nga xamante ne keroog bi ñuy waxtaan ak moom wax nañu ko ñu ci am ko courage di jox kàddu googu ndax nee na man lépp lu ñu ñuy wax liggéey bi ma ko mais man li ma yàlla nattoo mooy élevage te fépp fu élevage Sénégal war a yegg man Abou Kane pare naa pour yegg foofu ñu koy ñaanal yal na bu la cat jiitu fa nga jëm yal na yàlla yombalal lu lépp ba nga jot ko waaye ñun nag association bi man lañ jiital du xam-xam du dara dañ dañ nan ma yaa gën a nekk ndaw peut-être yaa ñuy ëpp jot waaye boo xoolee élevage bi ay mag yi kese ñoo si ne tey gii élevage su Ngor bu njëkkoon boo ko doon dégg fuñ ne la woon Ngor rek seen xar ci péro lay dem bu ko nee Ngor yëpp péro lañ xamoon tey gii yàlla def mu nekk suñu doyen moom moo topp sama ginnaaw mu ne ma demal dañ lay jiitu gannaaw péro ñu ngi limale ñoom aada ñoom Diop ñoom Baye Cheikh paa yi nga xamante ne ñoo si nekk ñëpp ñoom grand Codé ñoom ñëpp grand Youssou ñoom ñi nga xamante ñoo si mag jiituñu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm bépp exposant boo xamante ne exposé nga fii si bés bi wax dëgg yàlla ñun ñu ngi lay sant bu baax ndax exposant yi yombale nañ ñu liggéey bi te teguñu benn coono lépp loo xamante ne ñun bëggee nañ ko pour bés bi taaru ñoom defee nañ ko noonu ba bés bi taaru wax dëgg yàlla andi nañ fi lu rafet loo xamante ne tey jii amaana waa Ngor du ñëpp ñooy jënd dem si yenn bergerie waaye li ñuy gis si télé yi ñoom andil nañ leen ko fii ñu ngi leen ci gërëm bu baax di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal association bi wax dëgg yàlla mënuma dem nag di leen fàtte ñoom ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ma lancé benn message Abou Kane jàlle na message bi muy Ngor ñun nañ xam ne élevage ñi nga xamante ne ñoo ko bëgg nañu ñëw ndaxte produit yi ngeen di gis fii ni ko Abou Kane waxee dañuy xool ban moyen la ñuy def pour produit boobu mën a rester Ngor ndax mënuñu comprendre Ngor gars yi dañuy jël seen xaalis génn hors Ngor dem jëndi ay xar tabaski ñëw ñu teg ko fii yar ko ba mu rafet keneen ku jóge feneen ñëw jënd ko dem jaayewaat ko kon balaa ñuy génn di dem feneen
laadum bi yàlla daf dimbal nañu xar bu ci am 9 mois wala 10 di nga mat tabaski te ñoom nañuy def xaru tabaski yaakaar naa bu ñëwee ànd ak ñu si liggéeyu élevage Ngor dina fa am benn production boo xamante ne tey tabaski waa Ngor yi war nañoo mën a tabaskee fii wala duñ génn Yoff duñ génn Wakam duñ génn Ngor loolu mooy message bi nga xamante ne ñu ngi koy lancé di wax bépp éleveur bu nekk Ngor association bi da ngeen xam ne duñ borom laadum yi kese ñoo ko moom na ñëpp ñëw ñu dugg si ñu ànd boole suñu doole boole suñu xam-xam boole suñu lépp yàlla def ñu terminé ko di bàyyiloo gars yi xel dama am lu ma fàtte le président des frères de Ngor wax dëgg yàlla moom it si taxawaayam gis nañ ko dañ koy ñaanal li mu sumb yal na ko yàlla oyofal lépp te mu yombal ko lépp waaye sans fàtte ki nga xamante ne tey gii mooy docteur Seck nekk l'unique vétérinaire à Ngor moom kese moo nekk Ngor xaru Ngor yëpp ku am soxla mu bàyyi lépp am daw ñëw nga woo ko mu daw ñëw taxaw la si taxawaay boo xamante ne ñu ngi koy gërëm tey gii si bés bi nee nañu bés bi sama bés la samay garab duma leen ko jaay prix da ngeen ñëw prix bu abordable képp koo xamante ne bëgg nga nga jaar moom di ko remercier si campagne bi xamante ne mu ngi koy lancé pour waa Ngor waa Wakam ak waa Yoff ñu ngi la si remercier bu baax yal na yàlla yombale lépp salaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu monsieur le maire et parrain de l'événement ma teg si le grand Jaraaf di nuyu monsieur le président des éleveurs de Ngor di nuyu mon ami mon frère Pape Boubacar Diallo président des éleveurs de Wakam di nuyu également le grand Thiaw président du regroupement des éleveurs de Yoff et environnant di nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu bépp éleveur bu fi teew aussi donc damay commencer rek féliciter éleveurs yi ci seen liggéey bi ñu def fii foire bi ñu organiser fii mu nekk une grande première bi nga xam ni musul am Ngor su ma fàttalikoo événement bu mag bu ma gëjee ñëw fii au niveau de Ngor c'était même côté rond-point Almadies rond-point Bële donc événement boobu final concours xar bi bu Ngor Yoff Wakam la woon donc depuis boobu événement bu mel nii amutu fi woon ren nag événement bi am na mu doon événement bu rëy bi nga xam ni riche en couleur mu nekk événement bu nga xam ni xar yi bëri na rafet nañu te aussi am na diversité te gis nañu aussi adhésion population bi di leen ci féliciter bu baax nag di ci féliciter aussi monsieur le maire bi nga xam ni yéen a ko waxal seen bopp jàppale na leen parce que am naa yaakaar ni soo leen demee ba pare ne ko def ci jàpp moo tax loolu nag ñun la ñuy xaar ci autorités yi fépp fu ñu dem ñu jàppale suñu mbokk éleveurs yi parce que yow balaa ngay yaakaar ci nguur gi na nga yaakaar d'abord ci say administrateurs locaux yi mooy maire yi parce que ump ñu ni xëy na ump na ñu éleveurs yu bëri mais ministère élevage ak l'association des maires du Sénégal am na lu ñu wax benn initiative bu ñu naan IMAN pour atteindre autosuffisance en mouton la li ñu wax initiative des maires bi nga xam ni ministère de l'élevage daf leen ne bon pour si nekk maire bu nekk na débloqué 3 millions suñu débloqué 3 millions jënd ay géniteurs jënd ay femelles locales bu boobaa ministère de l'élevage dina leen jox ay géniteurs gratuitement pour que ñu mun ko jox jigéen yi jox ko xale yi pour que ñu mun développer seen élevage loolu nag daanaka ci région intérieure yi la gën a développé mais ci ville yi xëy na des naa développé donc ngeen bàyyi ci xel rek pour dans l'avenir mun ko def même bu dee defuñu ko avec des femelles locales parce que dëkk bu nekk ak sa façon élevage dinañ ko mën a def avec des pur sang parce que ce qui est important rek c'est de financer les femmes c'est de financer les jeunes les aider à
faire leur élevage parce que comme ni ngeen ko xamee fii élevage ñëpp la intéressé man damay faral di wax Sénégal ñëpp ay éleveurs lañu ku nekk di tu as l'élevage dans le sang xanaa kay da ngay ne aw ma jot bi wala aw ma temps wala aw ma espace bi wala aw ma moyen bi mais sénégalais boo waxtaanal da lay ne man bëgg naa jur looloo tax jàppale jeunes yi tey jii yomb na parce que nit ki soo koy jàppalee da nga koy jàppale si li mu bëgg te jeunes yëpp tey jii dañu bëgg élevage donc tey jàppale leen yomb na financement yi ñu ngi fii ne gàññ financement yi am na financement yi nga xam ni état bi la am na financement yoo xam ni banque privée yi la nit yi dañu foog dafa compliqué mais c'est pas compliqué man souvent quand je demande aux éleveurs su ma leen di wax nañuy jéem a professionnaliser seen bergerie c'est pas du tout compliqué parce que du ay kayitu jinne la ñuy ut du da ngay dem uti benn secrétaire wala benn bureau nga ñëw teg ko ci sa biir bergerie tey jii éleveur bi nga xam ni si turam rek mu tudd par exemple mu tudd Modou Paye dem na uti registre de commerce uti NINEA rek Modou Paye boobu entreprise individuelle la nga am sa registre de commerce nga am sa NINEA rek déjà am nga entreprise individuelle loolu nga yor noonu mun nga si dem banque boo bëgg nga ubbi fa compte commercial soo fa ubbee compte commercial il suffit que nga def ay mouvements quelques mouvements banque boobu soo ñëwee def un projet fiable nga ne dama bëgg a def opération tabaski wala nga ne dama bëgg a yer ñetti laadum yi nga def sa business plan ñu ñëw nga ne su ma defee ñetti laadum yi benn mâle ñaari femelle au bout de 1 an et demi wala au bout de 2 ans dinaa am tant de moutons dinaa ko mun a jaay ba nga xam ni dinaa mun a fay bor bi te dina ma génne si ndóol gi loolu banque boo dem dañ lay financer tey jii am nay banque yu bëri yi nga xam ni ay CNCA ay BND ak ay crédit ak crédit lyonnais ak yeneen yu bëri yi nga xam ni ñu ngi fii pour financer éleveurs yi donc éleveurs yi nañu xam loolu formaliser du rek def comme entreprise mais au moins na nga teg affaire yi si yoon su kun mënul def entreprise individuelle tamit mun nga ñëw booloo ak say xarit ngeen def ay groupe par exemple benn jotaay mun na ñëw créer benn GIE bi tamit mun na am ay kayitam mun na am compteur bancaire am mun na am ay financement su dul loolu am na société à responsabilité limitée boobu tamit mooy tane xëy na boobu moo gën a professionnel mais mooy tane parce que bu dee GIE wala entreprise individuelle bis bu amee problème mun nañ dem ba topp la si sa biir kër wala nangu say bagage ak yooyu mais société responsabilité limitée au moins fu mu tane mooy su fekkee entreprise bi ñaanu ko yàlla mu am problème bu boobaa suñuy jël dara tamit si entreprise bi si bien wu entreprise bi lay yem mais ñi nga xam ne ñoo seq entreprise yi du leen laal donc loolu aussi c'est important ñu xale yi nañu gëstu si loolu jéem a nekk ay professionnels parce que éleveur professionnel du rek am naa ferme bu rëy am naa ay tracteur am naa kii éleveur professionnel mooy koo xam ni vraiment xam na fu muy teg tànkam mun nga nekk di yer si kaw terrasse sax nga nekk éleveur professionnel soo yer si kaw terrasse nga xam yow nga xam fi ngay teg sa tànk xam say objectif xam ñaata ngay frais si sa lekk nga xam ñaata ngay frais si médicament nga xam ñaata temps la coûtel nga xam kan mooy sa clientèle loolu déjà yow tu es un éleveur professionnel loolu nañ si bàyyi xel bu baax di si ñaax autorités yi di si ñaax ñëpp tey jii soo leen xoolee parce que mun naa def annonce boobu parce que aussi man journée nationale de l'élevage bi nga xam ne président moo ko jiite man maay commissaire du salon annoncé nañ fa lu mel ni DER par exemple seen financement yu ñu jagle woon élevage en 2020 c'était autour de 5 milliards ren dina passé ba 8 milliards le fonds STAP aussi bi nga xam ne ministère de l'élevage moo ko géré dina passé de 3 milliards à 5 milliards donc loolu aussi éleveurs yi dañ si war a profité te profité boobu lenn la rek mooy li ma wax rek soo amee kayit yooyu nga dem postuler soo postuler di nga am forte chance am affaire yi mais bu fekkee da nga toog sa kër rek jàpp sa njàmbur naan ana financement yi ana lii ana lële doo am dara te financement yi encore une fois dama ko joxe exemple rek mais du état rek les banques privées ñoo gën a bëri état te tey ji ñoo dàq lebale maintenant li si des mooy solidarité entre éleveurs yi nag dafa am solo loolu éleveurs yu mag yi laa siy ñaax képp ku yor géniteur bi nga xam ni gëm nga ni sa yeneen mbokk yi mun nañ si profito mais na nga leen si profitel parce que élevage du leneen lu dul solidarité donc du leneen lu dul solidarité maintenant su loolu gis naa aussi mu am Wakaam am na feneen aussi parce que c'est pas par hasard
tey jii ngeen parrainé ku mel ni Ran Diène ku mel ni Alassane Diène parce que gis nañu moom nu mu jàppale éleveur Wakaam yi tey di jafe na kër booy dugg si Wakaam doo fa gis suusam tey jii éleveurs yi su ñëwee ku bëgg a jënd da nga presque prix bi daf koy diviser par 3 jaay la ko ku bëgg a tëblu mu may la tëb donc un leader noonu lay mel te loolu daf ko def avec un désintéressement total ah c'est pas un politique c'est pas affaire yooyu dara intéressé wu lu ko intéressé mooy jàppale nit yi donc gox bu nekk les leaders dañu war a ériger wu en exemple yu mel noonu leneen li may rafetlu aussi dans ce sens mooy gis naa ni éleveurs Wakaam Ngor ak Yoff benn la ñu loolu dama koy gis ci président yi rek man Pape Boubacar souvent on se voit mais lu ma wax rek daf may wax waa Ngor man sax damay dem léeg-léeg yaakaar ni sax moom Ngor la bokk donc waa Yoff tamit naka noonu ñoom gis naa ni képp kuy wax ci ñoom da ngay wax Ngor Yoff Wakaam te wax fa dëgg la yàlla ñun loolu la ñu xamoon man mii di waxe yéen xëy na Haalpulaar la mais biir penc mbot foofu laa màggee foofu laa juddoo foofu laa màggee donc man damay jàpp suma bopp comme un lébu yàgg naa ko wax gars yi donc daan nañu gis bi Njaga Jaay di soog a xew oto yi suñ daan gaare service d'hygiène dañu naan Ngor Yoff Wakaam P8 bi Ngor Yoff Wakaam lañ doon wax ba si P7 bi donc loolu dafa war a continuer parce que c'est ça qui constitue la force tey jii suñu waxee association booloo moo tax ñu naan association c'est l'union qui fait la force union boobu nag c'est bien que Ngor am association Wakaam am association Yoff am association mais war ngeen mën a créer benn union de ces 3 associations bi nga xam ni benn entité bi nga xam ni mooy coiffé ñett yooyu pour que ngeen gën a am doole pour que ngeen attirer investissement yi pour que ngeen mën a travailler en toute solidarité pour que également ngeen mën a def salon de l'élevage yu gën a rëy salon yi donc ma yemale ko foofu rek wax bi muy commencé bëri di leen di jaajëfal di leen di encore une fois di leen di féliciter si li ngeen fi organiser. di commencer nuyoo gi ci le grand jaraaf El Hadji Babou Samb di am mbégte bokk ak moom jataay bi di kontaan ci monsieur Abou Kane mi ñu jaral mu déplacé ñëw ba fii fekk si ñu di beral nuyoo aussi suñu bokki Wakaam yi ak suñu bokki Yoff yi am mbégte lool recevoir loon fii ci Ngor comme ni ngeen ko waxee yéen ñëpp rek docteur Seck ñoo ngi lay nuyu di la féliciter ci taxawaay bi aussi damay wax ne duggule président Abdou Kane ñoo ngi lay nuyu aussi maa ngi bëggoon a fàtte waa Yoff ñi lim naa leen ñoog waa Wakaam yi ak le président des frères qui est là avec nous di sant di gërëm di encourager éleveurs yi Ngor yëpp taxawaay bi rafet na gis nañu ko c'est pas la première fois ñu organiser fii daanaa teew édition yi passé am na édition yi moo fekke waaye bu ren bi macha allah waaw dañuy ñaan yàlla rek ak suñu bunge déwén dàq ren bu ñu fi yàlla bàyyi ak jàmm te ñu fekk ko te tal ko gis naa une très bonne organisation par rapport ak édition yi passé c'est clair net et précis ku ñëw rek da ngay yàkkamti sax prochaine édition ndax mu gën a jëm kanam li ñu fi wax yëpp je pense que rek noonu la war a mën demee parce que mësuñu fi def édition ba nga xam ne jàpp ñu ci mais nit koy jàppale rek na fekk mu gën laa bëgg la muy def dafay neex a jàppale te gis naa ne bëgg ngeen li ngeen di def l'organisation est là même si les moyens ne sont pas là nous allons faire le nécessaire
pour mën leen jàppale ba yi fi gën a avancé lépp loo gis rek waxtaan la organisation ah ak un pragmatisme ba ñu mën a avancer te yàlla mën nañu jàppale ba mbir mi ñu yóbbu ko feneen fu ngeen xalaatul sax waaw kon nag dama leen di encourager rek di kontaan ci bés bi vraiment di am yàkkamti ñu génn ci lii ba am ay waxtaan ay jéego ba xam vraiment fan nañu mën a jëme mbir mi bu ko regee ñun ñu xam lan mooy suñu taxawaay waaw kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment di am kontante teew ci bés bii bu dul dara sax dama cee bokk waaw parce que dama yar ay xar comme yéen je suis pas un grand éleveur comme le président mais je suis éleveur waaw kon nag ci mbir mi laa bokk bu rafetee ñun ñëpp la rafetal intérêt bi kañ mooy c'est vrai daaw li ñu gisoon daaw ak li ñu gis ren changement bi ñi gis nañu ko élévation niveau bi gis nañ ko donc de fil en aiguille rek et d'année en année rek on peut améliorer ça et avoir benn truc ba nga xam ne dina am même envergure nationale ba chaque année édition Ngor ñii dinañ ko xam dinañ ko sóor dinañ ko bàyyi xel wasalaam loolu rek laa leen di wax merci beaucoup. salaam ala rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. maa ngi sant yàlla di julli si yonent bu tedd Muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. di nuyu mbooloo mi fi nekk yépp di jiital si nuyoo bi kilifa dëkk bi ak monsieur le maire le premier magistrat. te nuyoo bi wax dëgg yàlla boo gisee ma ñaan parole am na ñoo xam ne ñoo fi représenté association yi am na ñoo xam ne yàlla moo leen cëral ba lu amit lu ñu nekk ndaw yàlla ñoom la jagleel ñu war a jiite. te ki doon wax léegi muy Pape Boubacar mooy président wu ADO bu Ouakam mais léegi dafa am ampleur boo xam ne dama ne ba ëpp na dayoo mais man boo gisee ma jël parole su ma waxi bopp laa bëgg a wax yàlla def na alhamdulilah maa jiite xale yi si maa leen mag damay wax ne tout le temps dama leen di magal bañ naa ko dugguma sax si association bi mais ñu jox ma cër bu mat ma di leen sant yàlla ma si sant yàlla di leen ñaanal yàlla na yàlla barkeel leen. boo gisee aussi ma ne dama bëgg a dugg pour jox benn image yu Ngor parce que amaana xaw naa si bokk te bokk naa si parce que suma maam Thierno Ndiaye mu jege Yoof ñëw Ngor Wakaam yëpp jaboot na fi damay wax ne Issa Góor Ndiaye bi fi nekk ñoo bokk maam maire Aytou Faye si je me rappelle bien si booru géej gi la dëkke woon ñu fi daa ñëw amoon doom ju woo xam ne moo la maasaloon ñu ko Ibou Seck Ndey Rama si aussi papa moom lañ ma tuddee Alseeni si ngoon kenn du na xaw ma Ngor mais boo gisee ma ne il faut quand même ma jéem a décharger tuuti ne si xol bi parce que bu ma ko yóbbaalee mbégte lay yóbbaale ak aussi gis ne am na lu bari loo xam ne tuuti dama koy janeer te lu ma ni rek laa mënoon def muy occasion si man am na fu ma sotti léegi sax muy monsieur le maire xam naa ko lu yàgga booba nekk gul maire ma dégg lu baax si moom mu nekkoon ak son benn sœur mu nekk ak jabaram France ma dégg aussi jëf yu baax yi mu naan jëkk di def Ngor ba si boulangerie yépp wax dëgg yàlla loolu xamoon nañ ko muy ay gestes yu baax yoo xam ne toujours ay projet yoo xam ne kii lébu bu jëm fu baax la nekk parce que nit ki da nga am lébu buy nekk joxe initiative fii da ngay xam ne rek ne kii kat am na fu mu jëm te yàlla yóbbu na ko fa yal na yàlla gën la jàppale yal na yàlla aussi barkelal la lafal la ceet may la wér
kii xam ne aussi mooy kilifa dëkk bi amaana xaw naa jokkalante moom temps yële parce que yàlla dafa ma jagleel ma nekk délégué de quartier Wakaam ci benn quartier foofu lébu ñoo ne ma yaa fay samp force parce que boo def ngeen bàyyi rek keneen ñëw taxaw lébu gi toujours dafay wàññeeku léegi nag yow la yaakaar ne mu neex mu naqari ngoon loolu la ma yàlla defee ma nekk foofu. alors bi ñu amee benn réunion moom xam ne si dara borom dëkk bi ñu ne Mbaabu Samb man alhamdulilahi rabbil alamin woo kon sama waa ji moom mooy maire moo yilif dëkk bi Mbaabu su ma Mbaabu parce que Mbaabu ñu bokkoon CS Wakaam ñu ko René ku ko nambala ku ko bëgg gis laa ma jël téléphone de ba ñu ne ah da nga juum kon kan moom sax uyu na mais après ñu ne yee du boobu kii beneen kilifa la ma ne xoolal ma rek àddina ni muy doxee ngoon ma allo ngoon moo tax ma ne naa si jéem a yee waa Ngor ñu xam yi ñoom ñooy ñan ñun xaw ñu ne mag trop de mais am na yu ñu fekk yu bare yoo xam ne fii lañ ko daan defee temps daa ute jonxob fii lañ ko daan utee fii jonxob yi ñu wax da daan fekk xaw ma lan xaw ma am wa ñaandoos jonxob yu mag yi man naa jàpp jonxob ba ma màttam si loxo man yow na wooy am naa gis daal moo ba soo gis dugal suma loxo pax bi dañ jox na ma képp ngoon Mbaabu Samb boobu pour ma wax leen histoire Ngor yéen ngeen xam ko aussi ngeen dalal seen xel damay wax ne ñu bëgg a victoire lañu ñu bëgg a ndam lañu ñun waa Wakaam ñu am problème waa tànk waa Ngor mu ñu jógee si lii aussi da kanam rek la jëm incha allah bi yan yàlla fen cet parce que xam naa dañ naa football mu yàgg ñu door leen supposons marqué 4 buts et ñu ne arrêté match bi et oo leen René dina ñëw dina régler problème ba ñu gagné ñu ñuy soor mën a ñibbi ngoon ñooñu rawante gaal yi gis ngeen ni mu mel aussi tey dañ doon jéem ne alors waa Wakaam lu ñëw rek dañ koy jël waaye bi Ngor taxawee di yendu di liggéey guddi di daar seen bopp dem nañ ba yàlla may leen li ñu am ni tey kon bu ñu fekkee dañ dugg ci xar yi man am naa yaakaar bu baax a baax a baax ci ñoom di leen ñaan yàlla nag seen li ngeen taxawal nii maa ngi ñaan yàlla def ci ay xéewal yu bari yàlla barkeleel leen aussi kànd gi aussi bi ngeen àndee ci tànk ñoom tànk lañ koy ooyee xale yi yal na yàlla def ba amaana ñëpp gisuñu ci te vraiment maa ngi kontaan encore ci ki xam ne moom laa gën a ràññee ci xale Ngor yi gis naa ki ñu wax Nabi d'accord mais gis naa aussi l'homme Séga bi may laajte mais kii ban boy la am ma yërëwtu ko ñu ne papa moo doon président Almadi ngoon ñun yàgg nañu ànd yàgg nañu am doole yàgg nañu di manko te loolu lañu war a gën a taxawal te yàlla nañ si jàppale yal nañ si yàlla jàppale loolu laa dama koy dugal di gërëm aussi président Aboukan moom mi xam ne moom moo parrainé moo Alassane Rane man dama ñëw Alassane Rane dafa nekk bitim réew moo tax ñu ne ma rek léegi il faut nga ànd ak góor gu mag gi ki xam ne moom man le savant laa ko le savant si mala ak fu xar toll si àddina tey fii si Wakaam ci Sénégal moom moo ko fa yóbbu. waa tànk ñu ngi nuyu président Nabi di président des éleveurs de Ngor di ko féliciter di ko ñaanal yàlla ci initiative bi mu am taxawal lu mel ni ci biir Ngor mu nekk luy dooro am biir Ngor lu ñu def li ko lu dul féliciter équipe am bi nga xamante ne moo def lu mel nii boo gisee lii da ngay xam ne waa Ngor yëpp kontaan nañ ndaxte événement bu mel nii ci wàllu xar masu fi am mu ngi fi door a am événement bu demee nii bu ñuy paas vendredi bi ci guddi bi képp ku fi jaar day wax ne yan jàng moo am fii biir Ngor ba gaay bâche bu toll nii
ñun bu ñu leen waxee ne ay xar la ñoom dañoo yéemu ba di wax ne xar yooyu de war nañ koo gis ngir xam yan façon yi xar la kon événement bi rëy na ci Ngor ñu ngi félicité waa Ngor yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi di nuyu suñu président muy président Abou Kane président FENAFO président Adam di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam ndaxte ku wax élevage du Sénégal defe naa ne doo tudd benn ñaar te doo tudd président Abou mu nekk ku ñàkk ak ñaan nekk koo xamante ne defe naa éleveurs yëpp ci moom la ñuy roy ñu fësal ko ñu bañ ko fësal ku ci nekk bëgg na taxaw moom tey fu mu taxaw di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla tënxam lu ñu benn yoon te événement bi teg na ci loxoom ba ci barrières yi fi dugg bâche yi ngay gis yu ndaw yëpp moom moo ci jàpp ba pare bàyyi tempsam amul jot ñëw ngir teewee bés bii nii ñu ngi koy jaajëfal duñu tëj te duñu remercier aussi monsieur le maire di ko nuyu dafa fekk nit moom ñi la jiite foog nga nuyu leen balaa ngay ñëw ci maire bi comme gannaaw xar moo ñu fi indi léegi dañu def lu dul nuyu monsieur le maire di ko jaajëfal di ko félicité aussi itam parce que dégg naa kàddu yu rafet yi nga xamante ne waa Ngor ñu ngi koy wax di ko jëmale ci moom parce que man defe naa semaine bu nekk wala ñaari fan yu nekk maa ngi biir Ngor fi laay naan see ataaya souvent su mu wàccee ay 17h jëm 18h fi laay ñëw naanee see ataaya te dégg naa ñu ngi wax ci moom ay wax yu rafet ba ci seen récépissé association moom moo ci taxaw ba mu génn duñu def lu dul ñaanal ko yàlla taxawal ko may ko wér te lépp li mu mbébét ci biir Ngor yàlla na ko yàlla yombal ñu ngi nuyu jaraaf di ko jaajëfal moom tam ay kàddoom rafet na di wax alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu laa jàll ñu jox nuyoo imaamu dëkk bi nuyu maire bi nuyu chef de village Ngor président Fray Yoff ñu di leen beral Fray Ngor ñu di leen beral nuyoo ñoom ñëpp di wane rek suñu mbégte ci organisation bu mel nii parce que lu mel nii dañ ko daan def ci yeneeni gox président Abou Kane mi ngi nii c'est l'un des piliers de li ñuy def nii donc ma koy féliciter moom itam bu baax a baax di ko beral nuyoo muy président Abou Kane ndax li wolof di wax naan bu xaw ma nuñ ko waxee lekkee alom nañ ko gërëme cooy donc président ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla wér ak gudd fan di gërëm président wu Ngor association des éleveurs de Ngor ak président association des éleveurs de Wakam lii nag muy aw sas wu rëy non seulement pour Ngor mais pour Tànka muy Ngor Wakam Yoff parce que lébu gi dañu am cosaan parce que ñëpp lébu gi lañ fekk si te defe naa ne mosuñu des ginnaaw ci benn mbir boo xam ne ñu ngi ko doon def te lii réussite la réussite bu rëy la parce que dajale éleveur yu Yoff non seulement éleveur yu Ngor waaye yu Yoff ak yu Wakam may gërëm bu baax a baax président éleveur du Ngor parce que dafa def benn initiative boo xam ne jox na leçon ñu bari parce que pour mu gën a ritaxal diggante Ngor ak Wakam ak Yoff dafa jël Ngor astafurlah Wakam jox ko ñaari box gratuitement jël Yoff jox ko ñaari box gratuitement muy geste bu fort boo xam ne loolu day dëgëral kànn day dëgëralu bokk te
ku xam Yoof xam ne moo jur Ngor jur Wakaam jur Ndakaaru man sama maam itam fii la dëkk soo maam Xëri Sàmb la tudd waa kër Baay Ablaay Ndaama foofu moom ak ñu bari bon su ma limee damay jum parce que Ngor daal dama fi tax ba ripp waaw dama fi tax ripp parce que fi laa dëkk fi laa bokk kon lii man maa ko moom moom événement bi te am nañ ci contentement bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek li nga xam ne moom lañ mébét def benn foire bu mag boo xam ne mooy bu tànka te ñaan Abou Kane bu boobaa nang si jàpp bu baax a baax a baax parce que loolu événement bu rëy lay doon parce que lébu gi la may ñaan itam ku ci nekk ñu jàpp ci parce que ni ñu jàppee ci bii nañu jàpp ci yeneen yi ñëw ñun suñu édition dina ñëw bii ñëw ci koor gi te ñaan nañ waa Ngor ñu bari ñu teewe si xam naa ne dinañ ci boole waale maire yeeg chef de village yeeg et cetera pour wax rek ne si li ñu fi dajale produit yi fi ne macha allah vraiment ku ñëw fii doo rus da ngay siggi ndax président Abou Kane mi xam na xar xam na élevage te wóor na mën ne rusul parce que gis na fi ay produits yu baax macha allah donc mbir mi liggéey kese la bu ñu liggéeyee bañ a bàyyi dinañ am ay produits yegg fa Abou Kane yeggale élevage donc xam naa li wax ji ñu war a wax yépp bari na waaye ñu yamani foofu rek pour bàyyi yeneen orateurs yi ñu wax su ko defee ñu dolli ñaan rek te yàlla may ñu teewe ko ay déwén yu baree bari yàlla nañ ko fekk te ñëpp ànd ak wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. weer di gis bokk ci te yaakaar naa monsieur le maire ngi nii lii ñu gis nii war nañ ko mën a développer ba Ngor yëpp du ñu jëggaani xar te xam naa ne dina ci jàpp jaraaf jàpp ci en tout cas man surprendre ngeen ma te loolu jaraaf wax war nañoo mobiliser wu téye leen yëkki leen ba Ngor duñ jëggaani xar incha allah loolu daal laa ci doon yokk rek parce que sama xol dafa daw moom laay junjee monsieur le maire daal en tout cas jàppaleen xale yi ba nga xam ne dinañ fu Ngor soxlaa jur rek danañ ko mën a réaliser te kenn du ut wi fenn. mbooloo mi asalaamaaleykum waa Ngor maa ngi nuyu monsieur le maire boo xamante moo nekk kilifa bi fii may nuyu aussi notable bi fi nekk ñu fi teew ak invité yoo xamante ne ñoo fi ñëw tey may remercier aussi l'association des éleveurs de Ladoum de Ngor ak waa Wokam ñëpp parce que dafa mel ni Wokam ak Ngor ak Yoff ñoo bokk lépp parce que gis naa fi président éleveur boo xamante ne aussi waa Wokam la dem ba léegi mu ngi jàpp ci liggéey bi may am kontante lool di teew fii nii parce que man na yàlla dogal ko maa nekk fii nii comme vétérinaire ñu jox ma sama cër fii aussi def naa fi 7 ans mais dafa mel ni léegi man fii laa dëkk ñëpp a ma xam ñëpp a ma intégré may sant loolu di leen ci sant aussi di leen di gërëm may ñaan aussi édition yi di ñëw muy doon édition yoo xamante ne dina gën a kii daal monsieur le maire mu ngi ko doon wax léegi boo adduna bi yëpp xam Ngor mu ngi ci élevage bi te mu ngi ciy def loo xamante ne lu am solo la ba ñeneen ñi mën a ñëw fii nii jël ci exemple nekk fii Ngor mais di remercier aussi ni ngeen di dundee parce que social dafa am solo ci àdduna ñëpp ngeen di intégré ñëpp ngeen di bëgg may sant loolu parce que man du ma waa fii man waa Thiès la waa Diobass la mais dafa mel ni daal ab lébu laa léegi séeréer laa nag ma leen di sant ci loolu ma leen di gërëm parce que loolu nekkul loo xamante ne yomb na di leen di annoncer waaye rek yàlla dafa def ne man maay mandataire u état bu Yoff Ngor Wokam ak Grand Yoff ak Yarax mooy vaccination yoo xamante ne chaque at état du Sénégal daf koy utiliser pour mën a protéger cheptel bi ñu war a démarrer waa Ngor ak waa Wokam ak waa Yoff maa ngi leen di wax ne aussi vaccination boobu dafa démarrer am naa ay étudiants yoo xamante ne xam naa dañ mën a jaar ci yenn kër yi quoi ak yenn dëkk yi di leen di sant bu baax
di leen di gërëm merci beaucoup di sant aussi encore ati monsieur le maire parce que kilifa daal dañ koy jox wàccuwaay parce que yàlla loolu la dogal di sant ñëpp nag. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu suñu mbokku éleveuru Ngor yëpp baax na. baax na salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokku Aden yëpp di delloo ziar éleveuru Ngor ak Wakaam yëpp laay wax sax ndax bi ñu fi ñëwee ci suba ak léegi bari na ñu fi gis ñoo xam ne Wakaam lañ leen daan gis c'est vrai que c'est la première fois ñu yegg si Ngor waaye xol bu sedd lañ fi yeggsee ndax nit moom mënula am lu weesu ab yëg te franchement wan ngeen ñu yégee moo tax mënuñu woon fi ñàkk ñëw parce que ñoo bokk li ñu bëgg waaye ñoo bokk it gis-gis bi nga xam ne am nañ ko ci càmm gi moo tax ñu bàyyi li ñu suñu yite yëpp ñëw yegg si fii pour feddali kóllëre googu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci accueil bi ndax wax dëgg yàlla accueil bi ngeen ñu defal du ñun ñoo toll noonu waaye yéen ñii ñu recevoir yéen a toll noonu moo tax ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla journée bii li ngeen ci yóotu yëpp yàlla jox leen ko ci mu nekk succès bu yaatu te seen élevage jëm kanam ba édition yii di ñëw bu ñuy ñëwee fii fekk fii ay champion national waaw yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad mënuñu nag lu dul bàyyi fii benn mbir mu ndaw rek ñu jàpp ne loolu ataaya rek lay doon boo xam ne dinañ ko mu nekk participation wa alxureysi ci bés bi waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammadin xayra wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman monsieur le maire maa ngi lay nuyu di nuyu suñu gan yi teew fii ci foire bi nga xam ne sa waa dëkk say nit ñoo ko organisé ñu bëgg ci lool maa ngi leen di nuyu di leen wax di leen sargal di leen xamal ne fi ngeen ñëw tey muy Ngor ñu ñoo ko bokk ak yéen li ngeen def ni nag bëgg nañu ci lool parce que dana permettre suñu mbokk yi nga xam ne dañuy yar et mu amal leen njariñ et yàlla def ñu ne zone boo xam ne zone u Almadies la yàlla am indi fi ñoo xam ne suturaal na leen yaakaar naa ne foire bi dana leen permettre ñoom suñu ko visiter jombul ëllëg danañu nekk seen client li ngeen def ni aussi dana permettre waa diaspora bi xam ne yéen éleveurs yu région yi muy Ngor Wakam Yoff Tànk yéen a ngi liggéey en kontaan naa lool mën nag loo man dina leen jàppale yàlla dafa def de la fosse gi ma ne woon formé naa fa ñoo xam ne ay vétérinaire lañu ñoom ñëpp naa leen gis ñu seet ñu leen mën a jàppale ba seen liggéey bi jëm kanam donc monsieur le maire ñu ngi lay remercier xam naa ne amuloo jot ak sa délégation suñu mbokk yi fi ñëw aussi xam naa ne amuñu jot mais da ngeen bàyyi seen lépp ñëw teew fi et at mu bees mi ñu ngeen di ñaanal yéen ñëpp gudd fan ak wér-gu-yaram ak réussite wasalaam